mbokku téléspectateurs yi safooti ànd ak ñun ci ITV sant leen gërëm leen sant itam gërëm Serigne Modou Mbacké Niang mi xam ne moo nekkoon ci xibaaru marax yi 18h45 yéen ñi ànd ak ñun ci seen bloc d'information la Total yegg si leen ak jàmm ci waxtaanu tey ji mbokk yi tàmm nañ ko at wu ne ñoom ñu war a génnee ay rapport yoo xam ne dañuy xool lépp lu jëm ci xeex mbirum mbuxum wala li xam ne yenn saa yi dañuy jàpp ne dafa jaaduwul yoon ñu koy wax su fekkee ne dafa am ñoo xam ne dañ leen teg ay dañ leen jox ay ndombal tànk ñu yore ko liggéey bi nuñ koy defee noonu lam déet déclaration de patrimoine ak yeneen yu ñu mel ndax nuñ ko war a defee ñoo ngi koy def ñii xam ne jox nañ leen ay liggéey ci réew mi koppar yi xam ne dañ leen koy dénk est-ce que ñoo ngi koy jaarale ci yoon yooyu nekk ay mbir yu bëri yoo xam ne OFNAC da koy saytu te at bu ne mu war cee génnee ab rapport démb nag ñu génnee seen ñetti rapport yu atum 2019 2020 ak 2021 dëxëñ ci ay mbir yoo xam ne ñëpp dafa mujj andiwaat beneen coow ci biir réew mi ndax ñu bëri di wax ne transparence ak bonne gouvernance bu ñuy waxtaanee est-ce que lu am dëgg la liiti rapport yooyee ban njëriñ la am ndax nekk na loo xam ne dafay contraindre liiti yoon mu def liggéeyam ci ni mu waree nan la ñu war a mën a jëfandikoo rapport yooyee loolu mooy ay poñ yoo xam ne dinañ ci yëy yàbbi ak suñu gan ngeen ràññee ko ci kër gi mu yàgg te ñu ñëw te ñu jox ay leeral ci lu jëm ci mbirum yoon bonne gouvernance waaye itam lépp loo xam ne wax nañ ko ci réew mi te mu war a jëm ci ndimu gën a baaxee 50 Senghor lay wuyoo ci turam nekk chargé ci affaires juridiques ak protection fële ca RADDHO Senghor ñu nuyu la déwénati la parce que ça fait un moment gisuñu la woon laata koor gi ba léegi ti la bàyyi nga nuyu waa Sénégal waaye itam ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi ñuy teewlu. waaw merci monsieur Fall merci ci invitation bi. di la wax fekkee déwén di balu àq seen téléspectateurs yi ak Sénégalais yi ñuy topp yëpp. di remercier itam ci invitation bi. merci di ñaan lépp luñ fi wax yàlla nay njëriñu Sénégal. amiin alors Sangane laataa ñoo dugg ci waxtaanu OFNAC bi en tant que tel juste informer Sénégalais yi xam ne ñoo ngi ñuy teewlu ne fi mu toll nii fële ca buntu direction des élections ab xëccoo am na fa ci diggante ñi ci waay Yewwi Askan Wi ak takk der yi li ko waral moo di ne ñoom ñooñee nekk foofee dañoo jàpp ne liste yi xam ne dañ ko fa déposé dañu am ay coppiteef yoo xam ne war nañ ko ci def te dañ leen ko nanguloon jafe-jafe nag mu ngi jug ci liste yi xam ne dañ ko génne woon démb ne dafa officiel te ñenn ñi di wax ne mbirum parité nekk na luñ ci war a respecté wala déet kon nag mbir yi fii ak guddi incha allah rédaction bi dina leen ci toppal 19h45 xibaaru nasaraan yi di ngeen ci am itam ay leeral Sangane lu ñuy waxtaanee tey mooy rapport OFNAC bi mooy ñaareelu yoon kiiti Seynabou Ndiaye Diakhaté xam ne moom la ñu dénk liiti këru saytu boobee génnee ay rapport ginnaaw yu mu defoon yi xam ne moom mooy lëngoon 2016 2017 2018 ren mu génnee yeneen yoo xam ne ci 2019 2020 ak 2021 ba rapport yi xam ne ba mu ko génnewee gis nañ ci ay mbir yoo xam ne teyaat na xel ndax OFNAC bañ koy sànc ñu bëri dañ doon wax ne faw ñu xool nu muy def bay xeex mbirum mbuxum waaye loi bi xam ne da ko tënk dafa mel ne nekkul loo xam ne may na ko doole bu mu war a mën a defee liggéeyam déjà rapport yi su fekkee ne am nga ci ab aperçu ci mbirum corruption lan nga ci gis chaque jour ñuy dégg ne Sénégal moo ngi dellu ginnaaw moo ngi stagné ci en termes de corruption rapport yi su génnee est-ce que du wane ne bon liggéeyu ñu lu war a tax ñu xeex liiti mbuxum ci Sénégal. merci beaucoup pour ci question bi. li nga wax dëgg la perception bi ñu am un peu bu ñu suivre doxalin bi OFNAC dox mooy que amul résultat ci rapport yi ñuy génnee parce que il faut ñu def tuuti historique pour wax lan moo andi OFNAC parce que OFNAC dafa am histoire 2003 Sénégal dafa amoon loi boo xam ne moom moo doon xeex non transparence di xeex corruption di xeex concussion loi boobu biñ demee ba 2010 passé dañ nemmeeku woon ne amul efficacité tombeeg Sénégal signé ratifié convention des Nations Unies bi xeex corruption signé ratifié convention Union africaine bi koy xeex ñu ne kon nañ génnee loi boobu remplacer ko parce que ñaari convention Nations Unies ak Union africaine bi dañ laaj réew yi ko signé ne il faut que ngeen créer benn organe boo xam ne dafay spécialisé wu ci xeex corruption parce que il faut ngeen di utiliser ñoo xam ne ay experts lañ dañuy xam domaine bi am ci expertise mais loolu rek nekk seen liggéey tur bi nag réew mu ne moo koy tànn leeral bi lu tax mu baax
mooy très souvent booy déglu ñuy wax ci wàlli nguur géeg yooyu day mel ni kilifa gi la neex rek mu bëggoon leeraange mu xëy créer OFNAC te demeewul noonu ni mu demee mooy ay engagement yu ñu am ci au plan international la ñu exiger woon ñu teg OFNAC par une loi de 2012 joxoon ko sax lu niru doole parce que li tax muy mooy moo wax joxoon ko lu niru doole mooy wax dëgg yàlla boo xoolee biir loi bi mission yeeg compétence yeeg ainsi de suite mën nga wax ne OFNAC am na doole te OFNAC tam ma fàttali ne biñ ko soseeg léegi ñaari soxna ñoo ko jiitee Nafi Ngom Keïta mu defoon fi liggéey bu mucc ayib même bu fekkee liggéey bi mujjee woon na ci ay coow mu dem ñu jox ko ku ñuy wax madame Seynabou Ndiaye Diakhaté muy magistrate buñ xam tam bu xam droit parce que ma fàttali ne nekkoon na fi doyen des juges au début des années 2000 donc kooku xam na procédure xam na enquête li tax may préciser loolu mooy boo duggee seen rapport yi naam ay rapport d'activité la ñuy publier parce que rapport d'enquête yi dafay rester secret mais boo jàngatee rapport yi ci biir da ngay xam ne matière mu ngi ci da ngay xam ñoom def nañ liggéey bi ñu war a def rawatina nag rapport yu bees yi ñu publier parce que man xool naa rapport bi ci yenn parties yi et am na yu am solo yuñ ci def et dañuy préciser sax bu fekkee ñoom transmettre nañ dossier bi procureur ñu ne dossier bi transmettre nañ ko procureur mu wéyal liggéeyam et ça c'est important parce que loi bi may na leen ko loi bi may na leen ñoom bu ñuy publier rapport jox ko président rendre ko public mais liñ ci yaakaar ne infraction bu jara yóbbu ci procureur la ñu yóbbu ko yóbbuwaale pièces yi pour bàyyi procureur mu def liggéeyam mais loi bi dafa am leneen lu ci laxasu mooy ci biir loi bi dañ ci def ne bu OFNAC xesee transmettre procureur dossier OFNAC est dessaisi loxoom set na ci moom pare na ci ñeneen ñoo war a wéyal liggéey bi fi jafe-jafe bi nekk nag dëgg-dëgg mooy saa bu ñu joxee ñoom ñu war a wéyal liggéey bi du wéy foofu la problème bi nekk déggoon ngeen fi am na ay werante bu mu xawoon am ci presse bi moom madame Diakhaté ak Serigne Bassirou Gueye procureur bi fi nekkoon mu naan ko transmettre naa la 19 dossiers yoo xam ne transmettre leen juge d'instruction moo gën wax ji parce que moom mi koy wax aussi xam na bu baax lan lay wax muy difficulté boo xam ne dafa am kon ci suñ système judiciaire moom mooy feeñ encore ci ni OFNAC mi ñu fi teg pour muy xeex corruption di doxee ba foofa aussi mënuñ faa gis résultat parce que mais par rapport ak loolu parce que ni nga ko waxee déjà leeral bi ëpp solo génne nga ko du nekk loo xam ne bonte la wala vision njiit moo tax ñu taxawal OFNAC ay convention la yoo xam ne ñëpp da nga ko teg parce que tout le temps ci langage politique bi dañ lay dégg ñu lex ne la pour xeex lépp lu jëm ci mbuuxum moo tax président tegal ko fi mais dafa am ay loi yoo xam ne convention yu ñu signé bitim réew moom moo fi andi mais këyit yi xam ne loi yi xam ne moom la ñu teg ba wax ne non OFNAC day am ci article 14 boobu noonu ni nga ko waxee dañu wax ne OFNAC sax saa su ne su demee ba yëkkati dossier ba yóbbu ko ci kanamu yoon jox ko procureur moom génn na ci est-ce que donc nekkul loo xam ne peut-être dañ ko def ci biir loi bi luy néewal doole liiti OFNAC en tant que tel est-ce que kon c'était pas fait sciemment wala dañuy def de bonne foi lañ jàppee woon na justice dina wéyal liggéey bi non c'est-à-dire que bu fekkoon ci réew mu normal muy dox normalement la organe yëpp di dox noonu la war a doxee parce que OFNAC du juridiction OFNAC ñu nekk li ñuy tuddee ci droit administratif autorité administrative indépendante la autorité boo xam ne dañ koy jëmmal muy liggéey ci weti état la dañ koy dooleel doole boo xam ne daanaka ñi fay liggéey bu ñu leen nommé yu exceptionnel moo mën a tax ñu dindi leen mooy buñ la xesee nommé da ngay dem ba sa mandat jeex et d'habitude aussi mandat bi duñ ko renouveler loolu yëpp c'est pour may la liberté nga mën a liggéey donc OFNAC ci catégorie boobu la bokk donc ñoom li leen war ci liggéey bi ñu ngi koy def bu fekkoon réew mu normal la bu procureur jotee dossier bi moom mooy wéyal liggéeyam mu def ko alors jafe-jafe bi am fii te ñun ñu di ko wax bu yàgg mooy feeñ ci diggante OFNAC ak procureur mooy jafe-jafe bi am ci diggante procureur ak yeneen dossiers yi mooy que procureur du Sénégal dafa dépendre ci ministre de la justice
mooy exécutif bi ba daanaka mënta def dara bu fekkee neexul exécutif bi. institution judiciaire bi dafa mujj seey en quelque sorte. ci biir institution ba leneen. dafa mel ni dafa inféodé wu ci biir institution présidentielle bi ñuy wooye le pouvoir exécutif. mais il faut aussi ñu préciser lenn mooy man jàng naa ci droit pénal ñu ne procureur dafa am opportunité des poursuites. moom bu ko neexee mooy xool dossier ba xool ne dossier bi naa ko poursuivre wala du ma ko poursuivre léegi. wala damay bàyyi loolu appréciation boppam bu mën a def la. dafa am limite bu njëkk bi mooy procureur général nga xam mooy kilifaam kii nekk cour d'appel mën na ko wax bul classé da ngay poursuivre bu boobaa bu fekkee daa naroon moom classé day poursuivre ministre de la justice mën na ko koo wax mais man jànguma contraire bi mooy ñaari kilifaam yi ma la wax noonu man gisuma fenn ñu ne mën nañ koo wax ne lii jar na poursuivre waaye bu ko poursuivre loi lay wax mais dans les faits loolu lañu leen di contraindre waaw moom mënu ko contraindre ne ko doo poursuivre. kon bon suñ déggoon ay jamono président di wax ne am na dossier yu bëri yoo xam ne maa ci teg sama loxo par là on entend rapport yi xam ne yóbbu woon nañ ko OFNAC ba OFNAC yóbbu woon na ko ci bureau procureur ñuy chaque fois Nafi Ngom daan wax Seynabou di wax waa ñeneen ñi di wax mais ñu nit ñi di ko gis parce que aussi il faut rappeler que ne rapport bi ni ko heure bi ko président te jot noonu la ñu wax itam na ko sénégalais war a jotandowee ça doit être rendu public au même moment loolu ci lu ñu leeral président nag dañ ko koy jox comme sous forme rapport moom amu ci droit boo xam ne day wax ne nañu rectifier rapport bi fii wala rapport bi nañ ko rectifier fële. déedéet président mënul rectifier lu rapport yi. li doon xew mu doon andi tardement te xëy na sax moo andi OFNAC di dabe bay déposer ay paquet rapport parce que loolu aussi il faut ñu leeral ko que loi bi dafa wax teg ci ndoddi OFNAC ne chaque année dafa war a déposer rapport kon bu demee bay dajale ñetti rapport di ko déposer mooy rëq-rëq am na mais comme dabe nañ ba déposer nañ 2021 mën nañoo yaakaar ne li des dinañ bëgg ñoom di dem di joxe rapport à temps. dina yomb parce que 2022 bii nii suñu juumul mooy ñaareel ak mujjanteelu mandat Seynabou Ndiaye Diakhaté ce qui veut dire que ne bon faw ñu tegaat keneen koo xam ne moom moo war a ñëw jiitewaat OFNAC suñu defaatee loolu est-ce que naruñu nekkaat ci même roue bi xam ne moom lañ tàmm ti gis ay ñetti at wala ñaari at laataa ñoo jot yeneen rapport warul am problème parce que am na vice-président et ensuite am na 12 membres yoo xam ne mooy collège bi ñoom lay liggéeyandoo ñooñu danañ xam liggéey bi donc et puis duñ leen changer ndoo ñoom ñëpp par tiers la ñuy changer donc danañ fa fekk équipe bu dëgër boo xam bu ñëwee ñoom danañ mën a jox orientation yi danañ mën def benn liggéey bi ba normalement parce que en réalité li andi woon tardement yi d'après information yi ñu am mooy surtout jafe-jafe yi bi mu amee diggante Seynabou Ndiaye Diakhaté ak président ak diggante madame Nafi Ngom Keïta ak président mooy que da doon demander audience pour mën a déposer ñu koy bañ a uyu ak bañ koo fixeel voilà te tant que yóbbu rapport yi ci président mënu koo rendre public loolu mooy jafe-jafe bi nga xam moo amoon un peu seen diggante ba mu andi ay tardement yu bari yoo xam ne am na ci léegi ba léegi ci rapport yi en tant que tel loi bi moo ngi fii bon 2012 ba léegi moo ngi fii lu fixé OFNAC en tant que tel moo ngi fii ñëpp xam nañu li nekk ci biir xam nañ seen liggéey xam nañu investigation yi ñu def xam nañu plainte yi xam na ñoo ngi koy def xam nañu aussi réclamation yi xam na ñoo ngi koy def mais dafa am ñaar yoo xam ne moom moo ci ëpp solo muy investigation yi xam ne si plainte lañ koy jot ak yeneen yi xam ne mooy lii ci déclaration de patrimoine OFNAC wax nga ko autorité administrative indépendante la mais dañ leen di wax ne leen diw ak diw ay assujettis lañu yoo xam ne war nañu ñëw te déclarer seen patrimoine su fekkee ne dañ leen tabb wala seen budget toll na ci lii lu si lu ñuy doxal lan mooy waral ba léegi ñu koy gis seen rapport yi chaque fois ñu koy joytu di wax ne su fekkee ne 10 nit ñoom ñoo war te ñëw te def seen déclaration 5 yi ñooy ñëw ñi ci des dañ lay wax ne la non waruma ñëw ci yow. loolu aussi ba tey manque de volonté politique la parce que bu état bi jëlee benn loi boo xam ne dafay wax mu ne parce que loi bi mooy wax mu ne kuy yor budget di ko exécuter bu amee tel seuil bu yeggee temps da nga war a def déclaration patrimoine donc OFNAC dafay jokkoo ak administration yi yëlif ñooñu ñoom ñu wax leen kan ak kan mooy gérer budget yu toll noonu ñoom li ñuy mën a def mooy bind kooku fàttali ko
am na ci ñoo xam bind nañ ba sonn. et buñ tontuwul ñoom lenn rek lañ mën mooy yëgal président mi leen nommé ne diwkat dafa bañ a ñëw def déclaration patrimoine mais am na ci ñoo xam ne non seulement dindi wuñ leen defuñ déclaration mais amul suite et ñu ngi continuer di gérer kon loolu. président la sax pare nañu ba wàcc ba léegi defuñu déclaration. ba léegi defuñ déclaration. kon loolu président la neex parce que moom moo leen nommé te xam nga réew yi ñuy xeex guerre yëpp mu am résultat. volonté politique daf ci am solo réew mi gën di joxe comme exemple Hong Kong la mais dafay fekk autorité politique yi jàpp ci am volonté bi. bañ a couvrir kenn. président nag suñu yooni dëkk ni muy doxee président Macky Sall soxla nañ trop ñun gis un peu doole ji muy woon souvent opposition bi ak ci mbirum yoon mu woon ko ñim àndal loolu aussi am na solo parce que loolu dana leeral jeu bi dana doon avertissement ci ñoom mooy mu wax leen ne attention lii ak lii kat mënul nekk mais daa mel ni ñi ànd ak moom lu ñu def rek lu ñu mën a négocier mbaa ñu teg ci tànk la et c'est vrai waa OFNAC dañoo am droit de réserve am na loo xam ñoom mënuñ ko wax mënuñ ci dugg mais buñ analyser ñoom seen doxalin rek nga xam ne ñoom sax xam nañ ne li ñuy liggéey amul efficacité te loolu warul pourquoi parce que OFNAC toute une administration la boo xam ne suñu xaalis moom moo koy doxal salaire yi ñu fay ñoom suñu xaalis la et ainsi de suite kon loolu dañu war a mën a laaj ñun mu am efficacité li ñuy liggéey bi ñuy def ñoom mu am suite mu mën a am résultat lu tax ma ne ñoom seen bopp seen doxalin ngay xamee ne ñoom sax xam nañ ne dañoo am ay jafe-jafe ñoom fi mu ne tëgg nañu loi boo xam ne daanaka loi bi pare na transmettre ko autorité yi pour fexe mu dem assemblée moo des et même ça j'ai peur que mu yàgg trop mais ñoom li ñu bëgg fi mu ne mooy ñu am possibilité mën a saisir directement juge d'instruction nga xam bu ñëwee moom du bloquer dossier yi dafay jàll. ci loolu laa doon bëgg yegg si sax ndax comme que tout le temps dañuy wax ne ñoom dañuy jox suñu paree ndax yenn saa yi gis nañ ko dañ koy bind ci suuf ni nga ko waxee ne dossier bi ba ñu paree yëkkati nañ ko jox ko procureur de la République ngir mu def liggéeyam bi ci war mais suñu gisee ne saa su ne dafay nekk loo xam ne day tëj est-ce que jotul ñoom ñu mën a def contournement boobu wala à la limite ñu porté wu comme partie civile boo xam ne dina mën a taxaw ne diw lii nii kat ñun dañ koy yóbbu ci kanamu yoon parce que lii xam ne dañ ko war a liggéey la wala déet. c'est que justement foofu la jafe-jafe bi nekk mooy loi bi niñ ko tëggee fi mu ne nii mayu leen loolu ñoom amaguñ droit boobu. moo tax ñoom ñu bëgg modification ci texte bi ba nga xam ne danañ am base légale boo xam dina leen permettre ñoom ñuy def yooyu. et ce qu'il faut relever parce que loolu aussi suñ problème la ci suñ justice. Aujourd'hui dans beaucoup de pays boo fa demee même la société civile nos organisations dañoo waroon am droit dans certains cas ñu mën a constituer wu partie civile pour saisir justice loolu état Sénégal nanguwu ko ba léegi état Sénégal boo leen laajee ne leen def leen une loi sur le droit d'accès à l'information ba léegi defuñ ko et ay institutions yu mel ni OFNAC heure bi waruloon fekk ñuy laaj loolu mais tout ça c'est dans la volonté de vouloir bien maîtriser la justice pour xool kan lañ koy bàyyi mu topp ak kan lañ ko dul topp te loolu danger la ci réew dañuy continuer di ko wax li may wax du maa ko wax neex na trop ma wax ko parce que magistrat yi ñoo ko waxal seen bopp magistrat yi ñoo waxal seen bopp ñu ne saa bu ñu yoree dossier boo xam ne exécutif def ci am intérêt ñoom mën nañoo wax ne exécutif day dugal loxoom wala day jéem a dugal loxoom ci li ñuy liggéey te loolu gënul réew pour mu baax justice bi dafa war a am non seulement liberté mais même perception bi gis-gis bi Sénégalais yi ak africains yi ak ñeneen di xool suñu justice bi dafa war a nekk justice bu libre te ñu ngi koy gis feneen gis nañ ko France gis ko feneen cette liberté là ñun moom lañ continuer di réclamer ci magistrat yi sinon effort bu mu munti def de tout bord bu ñëwee ba sës ci procureur rek daanaka dafay nax sax dafay vide waaw et c'est heureux que un nouveau procureur moo fi nekk j'aurais bien aimé même que ñun RADDHO wala peut-être ak d'autres organisations ensemble bu ñu demee d'ici 6 mois ñu bind ko laaj ko rapport OFNAC yi lan nga ci tegagum comme jéego ñu xam ba xam lan la ci def lu mu ci def ak lu mu ci def lu mu ci def ak lu mu ci deful rapport yi bëri na parce que chaque fois ñuy dégg ne non rapport yi ñoo ngi koy andi ba léegi gis nañu bougé wul non am na lu manqué dañuy xaar peut-être kenn ku ñu jox ordre pour ñu war a mën a poursuivre ou pas
dama bëgg a xam en tant que tel parce que loo xam ne ci bitim réew la dañoo signé ay mbir ne lii ak lii kat ñun ñooy joxe suñu accord ne dinañ ko xeex ci suñu biir réew su mbir yi wóyee ñuy continuer te gis ne lii nekk lutte contre la corruption nekk loo xam ne ñoo ngi koy def en tant que tel de manière effective est-ce que Sénégal mën na am ay daan wala lenn loo xam ne mën na jóge bitim réew dal suñu kaw. xam nga daan ci côté yooyu day jafe parce que convention yi état yi dañ koy signer librement am ci sax yoo xam ne dañoo nangu état yi bokk ci ba yàgg ñu dénoncer ko. convention de Mérida bi mooy wax bu 2003 boobu moom autorisé na lool ça veut dire réew mu neex nga dem ba benn moment nga ne amankat dama bëgg a retiré wu wala ba ngay signé sax nga ne damay signé ak réserve ci lii ak lii ak lale heureusement que Sénégal duggul ci yooyu parce que ci côté boobu champion lañ ci mais en général boo appliqué wul aussi daan du la ci mën a fekk lenn nag la mooy au plan économique day am lu mu lay yàqal li mu lay yàqal mooy parce que mooy classement bi Transparency di def bu nit ñi foog ne c'est anodin wala ay Mo Ibrahim et ainsi de suite parce que ñoom bu ñu joxoñee sa réew comme réew moo xam ne dafa corruptogène corruption bi dafa law trop loolu dafay ragalloo yenn investisseurs yi bu ñuy ñëw bu ñu joxoñee sa réew comme réew moo xam ne justice libre fa dafay ragalloo investisseurs yi parce que dañuy jàpp ne bu ma demee investir samay milliards ci réew moom ma fa amee jafe-jafe parce que affaire ak jafe-jafe ñoo ànd bu ma demee tribunal mën nañ maa bañ a atte boo xam ne dafay jaar yoon dafay équitable kenn te comme du sama réew dafay xaw a jafe moo jur sax aujourd'hui beaucoup de grands investisseurs bu ñu ñëwee bu ñuy signer en général dañuy signer ne bu ñu amee jafe-jafe arbitrage la ñuy dem ils font tout pour contourner justice bi bañ fa dem ndax loolu classement yooyu rang yi ñu am yenn yu ñuy dégg tout le temps parce que il suffit nga dugg internet pour nga xam dans certains domaines lan moo am yooyu moom moo koy andi kon il est bon que pouvoir exécutif bi taxaw tuuti mu jéem a xool un peu redresser yenn yi parce que am na ci loo xam ne jafewul nañ gën a may procureur yi un peu de liberté mais ñoom it ñu jël seen responsabilité parce que c'est deux choses fa am loo xam ne c'est vrai ci état bi la mais dafa am loo xam ci ñoom la bëgg a garder poste yeeg privilège yi nga am moom mooy andi très souvent ñu nangoo am le ventre mou ba yenn yi bu ñëwee nga gëmmu bàyyi mu jàll wala nga war ko def gëmmu bàyyi mu jàll. diw procureur diw la wala diw la àndal yooyee nan la ñu war a mën a ba moytu ko ci suñu justice fii ci Sénégal lii ci enquête rapport bi génn benn poñ boo xam ne Sénégal yu bëri bàyyi nañ ko ci xel mu jëm ci ñaar sax lañ mën nañ ko wax benn bi ab benn ministre de la République lañ ci joxoñ baaraam beneen bi ab commission d'enquête parlementaire boo xam ne amoon na ci ba disculper benn nit ñu gisaat rapport bi ne loolu yoo xam ne moom lañ doon coow am na kon nag est-ce que nekk loo xam ne day décrédibiliser yenn institution yu fi nekk ak liggéey gañ koy def ndax nekk na loo xam ne mën nañu andil ay yeneen jafe-jafe ci suñu institution yi nu ñuy doxee ay poñ yoo xam ne incha allah ci mujjanteelu pàcc seen bloc d'information la totale dinañ ci yéy bi ma fàttali ñu ngi am mbégte dalal ci plateau bi 55 heures moom mi xam ne moom mu chargé ci affaire juridique ak itam lépp lu jëm ci protection fële ca RADDHO kon nag mbokk yi léegi-léegi tuuti publicité laataa ñëw si ci xibaaru nasaraan yi 19:45 ànd ci ak soxna Awa Diop seen dellu soit ci kanam incha allah. ñu sant ko bu baax gërëm ko moom soxna Awa Diop seen mi ne woon ci xibaaru nasaraan yi 19:45 mbokk yi ñu yegsi ci mujjanteelu pàcc seen bloc d'information la totale li ma leen ko fàttalee lu ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci rapport yi xam ne OFNAC da koy def bu ci mujj ñu génne ko mooy rapport 2019 2020 ak 2021 waxtaan wi ñu sekku ko ak 55 ans moom mi xam ne mooy chargé des affaires juridiques ak itam mbirum protection fële ca RADDHO 50 li ma doon wax mooy benn dossier boo xam ne juróon na fi coow ñëpp doon wax ne
mbirum politique da cee rax ñii di wax na dañ koy xeex pour campagne ko ñii di wax na non diw dafa yoral diw rank ba ñu mujj jël mbir mi yóbbu ko assemblée nationale ginnaaw ay plainte ak yu complainte yu dul jeex muy affaire des 94 milliards yi xam ne Ousmane Sonko nekk député nekk itam maire Ziguinchor jamono joobu nekk ko woon moom moo ko yénnee woon ba assemblée ti wax ci mu tuumaloon ci kiiti Mamour Diallo gis nañu waa assemblée nationale def ci ab commission d'enquête parlementaire boo xam ne waxtaan nañ ne ñoom def nañu ay écoutes yoo xam ne def nañ ko def ay nit yoo xam ne déglu nañ leen wax ak ay nit bon même si on se dit que c'est pas eux qui doivent enquêter mais yoon moom moo def liggéey mais ñoom neen def nañ ko ba disculper woon kiiti Mamour Diallo ci affaire 94 milliards waa OFNAC def ñoom mbir mi ndax ñoom nee nañ dañoo jot plainte boo xam ne kiiti Ousmane Sonko moom moo leen ko jox ñu def ko gis ne lépp loo xam ne ay tuuma la yu ñu tegoon ci ndoddu Mamour Diallo ci mbirum 94 milliards yooyee kon nekk na loo xam ne dëgg la lu ñu mën a jàpp ne dëgg la mën nañoo jàpp ne association de malfaiteurs am na fa tentative de corruption am na fa extorsion ak yi ñi mel ba ñoom ñu jël décision ne kayit boobee dañ koy yóbbu ci kanam procureur comme ni nga ko doon waxee am na yenn yoo xam ne OFNAC am na possibilité ne moom dina jox dossiers yi procureur ngir mu woyal liggéeyam loolee su amee assemblée am lu mu defoon ba pare lan lay mën a andi est-ce que assemblée on sait que ne ñu bëri ñoo ngi wax ne amatul benn crédibilité mais est-ce que du nekk loo xam ne institution bi en tant que tel day nekk luy gën ci daanu ci kanamu bëtu ci kanamu sénégalais waaye itam ci gëdd gi xam ne commission d'enquête parlementaire xam ne ñëpp dañ ko nawloo foofu lay mujj yegg. oui effectivement li nga wax noonu la demee lire naa rapport bi lire naa partie boobu c'est très bien développé même. OFNAC dañ ko détaillé bu baax. te OFNAC parce que il faut ma fàttali aussi ne OFNAC ci biiram dafa am ay enquêteurs. ay commissaire de police a nga fa ay officier de gendarmerie a nga fa dañoo am ay équipes yoo xam ne ñoom ñooy enquête ñooy liggéey ci yenn dossiers yi pour un peu nit ñi xam aussi ne ñoom li ñuy liggéey lu technique la. du loo xam ne dañuy tëju rek wax. li nga wax nag dëgg la effectivement loolu la OFNAC wax ci dossier Mamour Diallo Ousmane Sonko boobu. nee nañ li ci xew dafa mel ni fonctionnaires yi dañ ci def loo xam ne mën nañ ko méngale ak association de malfaiteurs. et que loolu moo tax dossier bi ak pièces yi ñoom jébbal nañ ko procureur. kon ñu ngi ciy xaar bu baax procureur mu gindi ñu ci parce que accusation yi dafa grave. bu ñu xoolee un peu liñ ci wax yépp ak aussi ki ñu indexé. parce que kooku dafa occupé woon poste bu am solo ci biir administration sénégalaise. ñu del si un peu ci li nga wax ci assemblée dafa am benn boroom xam-xam français buy wax mu ne loolu lay wax ci France te mën nañ koo jàpp fii Sénégal nee na bu ñu bëggee suul benn mbir nee na dañuy créer commission d'enquête pour dire que commission d'enquête li muy leeral bariwut moo xew foofa moom moo fi xew xaaruma woon nag man dara tam ci commission d'enquête assemblée bi xam nga lu tax suñ assemblée bi suñ député yi dañoo far ba ëpp dañoo far au point que doo xàmmee ñii bu ñuy wax ci lu sérieux parce que bu ñuy wax ci 94 milliards loolu boo ko diviser woon day doon pourcentage bu am solo ci budget annuel bi doxal Sénégal loolu boo ciy wax dangaa war a teg fële ay xeex diw ak maag diw jubóowuñ ak bokkuñ parti nga tegee ko nële liir naa seen ñoom seen bopp seen rapport bi ñu génnee woon gis naa liñ ci expliqué gis naa aussi conclusion yi ñu aboutiroon mais li OFNAC wax dafa dindi ñoom li ñu wax ba mu set muy discrédit nag ci ñoom te xam nga réew ñetti bànqaas lay taxawee ni président amee gëdd noonu la ñoom pouvoir législatif amee gëdd pouvoir judiciaire bi war ko am ñoom ñoo wàcc seen siège mais normalement ci réew muy doxe comme suñu réew mi li tax ñoom ñu tudd pouvoir législatif que le tudd pouvoir exécutif mooy ñoom ñoo war di defloo président. parce que ñooy légiférer. waaw ñoom ñooy légiférer. donc ci li ñuy def noonu ci la président mën a sukkandiku pour liggéey. mais daanaka fi mu ne daa mel ni exécutif mooy joxoñ rek ñoom ñuy def te loolu fonctionnement assemblée moom moo ko andi ak aussi yenn loi yu fa nekk yoo xam ne jàpp naa ne war nañ ko joyanti. pour que ñu delsi ci yoon bi. parce que pour ñu am réew mu baax boo xam ne dañuy contrôler normalement liy xew il faut que équilibre boobu ñu delloosi ko. parce que ñoom bu seen enquête baaxoon jaar yoon
amaana dinañ jege li OFNAC wax wala ñoom ñu jiitu sax ne ñun nañ saisir justice mais loolu yëpp defuñ ko jàpp naa ne dinañ ci tirer ay leçons parce que gis naa tam xam naa ñi bokkoon ci commission bi am na sax ay juristes yu baax ci ñoom. am na ci ñoo xam ne ay nitu yoon la. waaw ñu ma ci ñu ma naw sax parce que xam naa leen suivre naa leen ci yenn dossier bi mais dossier boobu moom niñ ci doxalee dafa xaw a un peu doy waar. ci mbir yi ba léegi boobu tegwaat nañ ko ci table bi waaye yemuñu foofe li xam ne mooy jamonoy Covid 19 bi lii ci fonds yi xam ne moom la ñu génne woon pour séddale bi. joxañ nañ ci tuuma itam baaraamu tuuma kenn koo xam ne kilifa la ci biir réew mi muy Mansour Faye jamono jooju moom moo jiite woon loolee mbirum force Covid 19 bi joxoñ ba tuuma itam beneen nit koo xam ne ci nguur gi la nekk yore lii te napp gi muy Alioune Ndoye ñu ni dafa am ay licence de pêche yoo xam ne mën nañ ko fictif inexistant yoo xam ne da koo délivrer. institution yi xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi en tant que tel suñ ko mënee wax gouvernement beeg ak ministre conseil yi ñi xam ne bëri nañu loolu kenn mun leen lim ñooñu ñu lànk ne ñoom du ñu def déclaration de patrimoine alors que ne boole nañ leen ci ñii ñu joxañ leen baaraamu tuuma ne non lii dañ ko war a def te defuñu ko wala ni ñu ko defee nekkul lu jëm ci yow. Senghane comment est-ce qu'on peut faire en sorte bon nan la ñu mën a def plutôt ba lii ci république bi xam ne moom la ñuy woote. ñu mën ko delloo si waat joxaat ko gëddëm parce que là c'est plus histoire de Alioune Ndoye c'est plus histoire de Mansour Faye c'est plus histoire de président Macky Sall ou bien assemblée nationale Moustapha Niasse wala keneen mais histoire de république la parce que joxoon nañu suñu république ni fi mu toll nii mooy mbuxum. effectivement li nga wax la ni nga ko leeralee sax noonu la demee et ma jàpp aussi ne je pense que ki jar a interpeller ci li nga wax noonu yëpp président de la république la parce que ci biir 17 millions sénégalais yi. moom mooy xool ay nit tànn leen bu leen tànnee jox leen ay responsabilité bu yëf yi doxul comme ni mu war a doxee wala mu am ay rëq-rëq dafa war a jël ay responsabilité mu joyante mais wax naa ko sànq sama biir wax ñun bëgg nañ gis loolu dooleem ci côté ñi mu àndal mu won leen doole loi bi won leen moom pouvoir bi mu am loolu namm nañ koo gis parce que ñun li ñuy gis mooy bu dee opposants yi bu dee activistes yi bu dee ñenn société civile bi foofu en général affaire yi du taxaw dañ koy régler léegi voilà mais bu fekkee ñi mu àndal di doxal la te loolu moog gestion ñoo ànd xam nga gestion c'est pas parce que dañ la indexé wala ñu accuser la que yow la mais dafay baax même pour yow mi tuumaal nga dem devant la justice wala devant certains organismes nga leeral lan moo xew gis nañ ko fi et Mamadou Seck 2001 jëloon na fi acte bu mel noonu boo xam ne un acte salutaire ñu ko seetalee dafa dellusiwaat ci nguur gi bi mu doon nekk fii président assemblée nationale kon jàpp naa ne loolu waroon na mën a am ci Cheikh Omar Anne war a mën a am ci Mansour Faye war a mën a am ci Alioune Ndoye war a mën a am ci keneen c'est un peu ça loolu la ñuy xaar ci président de la République parce que nag man deuxième mandat président bi dama ko xaaroon trop ci ay réformes parce que gis nga les grands présidents ñu ngi koy nekk ci seen dernier mandat premier mandat bi sax mën nañu wax da ngay jàng nga nekk di tëgg ay projet da ngay lii mais deuxième mandat bi mandat réforme la war a nekk président def ñu waroon dimbale ci mandat bi mu def fi réforme yu am solo yoo xam ne keneen ku ñëw remplacer ko bu ñëwee du mën a changer réforme yooyu et réforme yoo xam ne ñuy jëm yépp ci état de droit ci bonne gouvernance ci réew mu dëgër mënoon na sax profiter ci occasion pour wàññi yenn pouvoir am yi parce que léppay converger vers lui et loolu moo tax même ku sa mbedd taa sax président ngay woo et alors que mënu ko régler li ci yokku nag mooy premier ministre bi mu dindi parce que dindi na premier ministre gën a renforcer encore lépp war a ñëw ci moom li war a jëm ci moom yi ñu ko war a laaj yi ñu ko war a exiger et ainsi de suite loolu daal defe naa li des ci mandat bi daal ku ci bàyyi woon xel dina baax ci Sénégal baax sax ci moom parce que loolu rek la fiy bàyyi comme wëy mais Senghane est-ce que société civile bi ngeen doon ñeneen ñi itam nekk ci jàppale na ko ci loolu parce que quelquefois dañuy wax ne société civile dafa war a nekk force de proposition pour ñu wax ay réformes institutionnelles en tant que tel ñu mën ko am ndax ñun Sénégal lu ñu tàmm mooy bilan bi na nekk bilan matériel mooy tabax naa lii defar naa lii yàqu woon na andi naa ko ñi may naa leen xaalis loolu mooy bilan bi mais réforme institutionnelle est-ce que yéen waroo leen woon def ay
propositions wala guider président ne ko peut-être lii ak lii moom mooy fi nga war a jaar. xam nga deux choses laa ciy répondre. bu njëkk bi mooy. parce que gars yi dañuy toog di wax ne on a une société civile du palais. non dañuy wax rek parce que am na société civile boo xam du dem palais. et deuxièmement am na société civile boo xam ne mu ngi def ay propositions. léegi hors micro maag yow wax nañ ci une loi sur l'accès à l'information. ma ne la depuis plus de 10 ans. ñoo ngi ci ay organisation defar nañ draft loi boo xam ne mu ngi seen tiroir yi ñu tëj ko génnewuñ ko parce que ñoom loi bu leen intéressé moom la ñuy génnee. liggéey nañ fii ak société civile ak yeneen pàcc sax ak ay universitaires ci texte yoo xam ne dafa waroon réformer code pénal code de procédure pénale. ñu dem fi ba Nations Unies ñoom wax ko ne dañuy am réforme bu mag bu ñuy préparer réforme bu arrangé nañ ko parce que qu'est-ce qu'ils ont fait dañoo ñëw jukki ci texte yi leen arrangé ñu def ko ay loi yeneen yi ñu bàyyi ko fa et c'est comme ça la ñuy fonctionner. ñàkkuñ parce que ñun saa bu ñu ubbee des espaces de discussion ak la société civile ak pas même société civile organisée bi ñu xam sax mais Sénégal bari na fi ñoo xam ne seen xel màcc na ci yenn domaines yi boo ubbi woon nga woo leen ñu ñëw da ngeen mën a waxtaan mais ñoom nag dañoo xaw a doylu. et dama leen di tooñ souvent ñoom ne ñoom gëmuñ société civile. li ñu soxla ci société civile mooy société civile boo xam bu ñu amee ay atelier ngeen ñëw signer leen seen feuille de présence yi ñu mën a prouver ne ñu ngi fa woon nañ leen. mais sinon lépp lu ngeen leen wax dañ leen wax oui dinañ ko intégrer. mais à la fin des fins boo xoolee da ngay gis ne lépp lu ngeen wax da ngeen ko dindi sànni ko fële. c'est comme si dañ leen di wax à l'avance bu ñuy ñëw ne lii ak lii moom ngeen di def. bu ñëwee noonu la ñuy doxalee. de telle sorte que même suñuy rapport suñ compagnonnage ak ñoom dañ ko war a xool. ma jox la benn exemple aujourd'hui boo demee fu mel ni OFNAC. loi bi dafa wax mu ne société civile dañ fa war a bokk loolu moo tax suñuy mbokki société civile di fa siège au nom de la société civile mais bu loi bi boolee ñoom ñëpp mu tënk leen ci secret de l'instruction droit de réserve ba ñoom ñu tënk leen ci règle yi ñu tënk fonctionnaire yi ban effet lay am. maanaam léegi yow dootoo nekk du am benn effet parce que bu fekkee yaag fonctionnaire yi yéen a bokk régime bi leen régir foofu boo demee ni ñoom ngay mel. sa liggéey dootoo ko defee ci boo fa gisee rëq-rëq doo ko wax doo ko soulever. loo ciy wax ci biir lay yem. yooyu yu ñu war a xoolaat la. ay mbir yu bëri yoo xam ne kon war nañ cee jéem a andi ay joyanti yi xam naa ne incha allah ci yeneen yoon dinañ ci waxtaan ci société civile googee ban société civile la war a doon waaye itam su fekkee ne dañu war a mën a joyanti lii ci réforme yi ci biir auto administration bi wala ci yeneen mbir yoo xam ne nit ñoom ñooñee dañ fay nekk ngir mën a jàppale population bi yan la war a doon ak nan lañ ko war a mën a defee incha allah dinañ ci jéem a yëy yàbbi ci beneen yoon ñuy fàttale ne tey ñu ngi amoon mbégte dalal ci seen plateau bloc d'information La Totale Senghane Senghor nekk chargé des affaires juridiques et de la protection fële ca RADDHO ñu doon waxtaanee ci rapport OFNAC yi xam ne génne na ko ci atum 2019 2020 ak 2021 yan jàngat lañ ci war a mën a jële waaye itam ban taxawaay la OFNAC war a mën a gën a am ngir liiti démocratie ak lutte contre la corruption nekk loo xam ne day gën a mën a dëgër ci suñu réew kon nag mbokk yi sant leen gërëm leen jox leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen bloc d'information La Totale yeneen poñ yeneen mbir yoo xam ne actualité ak Sénégal lay soxal ñu waxtaanee ko incha allah jërë ngeen jëf